KM Vision, une génération d'action. Toute actualité sur KM Vision. Pour plus d'informations, appelez au 77 424 34 78 ou le 78 308 30 49. salaamaaleykum mbokk internet yu KM Vision gannaaw bu ñu nuyu ku si nekk sa tur ak sa sant tey nag ñu fas yéene leen amal émission bi spéciale émission bi nag ñu ngi ko tuddee émission découverte ñu ciy dalal ay ndaanaan tey nag ñu tenn si kenn koo xamante ni il est le meilleur de sa génération di yokkal ma son bi ma xool bëgg naa loolu man. waa mais copain Joe tournel gars yi gis la maa ngi lay siyaar. Yeah, what's up everybody? It's my man Ziza aka borom xel mu sell mi aka lu ma mënta def la mënta am man what's up. gars yi maa ngi nuyu internet ñëpp duñu ziar ñëpp di rafetlu li nga xam ne ni moom ngeen ma seet si fii déplacé et puis ñëw fii nii pour ñu war a yaatal si li nga xam ne mooy lu bëri te si découverte bi. Aïcha merci beaucoup internet yu KM Vision comme ni ñu leen ko waxee sànq tey nag dañuy fas yéene dalal ndaanal Coly Fadrine ki nga xam ne kenn dootu ko laajte ci diwaani Sénégal. tey nag ñu ngi fii ci studio benn studio boo xamante ni studio bu bees la nekk label bu bees nekk fii ci diwaani Kër Madiabel balaa ñu def dara dañ koy daal di talal suñu micro mu wax ñu moom mooy kan. bon question mu ngi ma posé nii dina sawar lool pour tontu si. parce que nit moom boo ko laajee mooy kan tënk nga ko mais dinaa fexe de tout pour que résumer ko pour gars yi mën a xam. bon Ziza mën naa ne gars yi ñu ngi ma xamee si Ziza à l'heure actuelle mais auparavant ba ñuy soog a dugg si wut bi xam nga tuddee ngente naa sama bopp ay yoon parce que ba ñu soog a dugg si game bi xam nga gars yi ñu ngi ma woy Canabasse ça c'était à l'époque à l'école primaire. xam nga ñu koy xësat di dem ba commencé def si ñu yëfu bopp ñu ñëw si Ziz Kana mais toujours dañoo siiwul li nga xam ne mooy rôle kii Kana bi parce que boo xoolee Kana baa ngi fa ba léegi Ziz Canabasse Kana baa ngi foofu comprendre nga ñuy dem au fur et à mesure tamit xam nga ñu ne neem bi foofu ñu ceeñaat ko comprendre nga ñu ñëw si Zou Fikra gars yi ne mu booy da ngaa sàcc neem bi affaire bi dugg na fi génn fi mu indi benn bruit. parce que am na ñu ma jotu woo sax ne am na beneen boy boo xam ne noonu la tudd mu ngi dëkk fee Kelle comprendre nga mais xaw moo si dara nag après tamit si laa toog ne pourquoi pas ma xoolaat xam nga ñu toog ma xool ne ban tour laa war a ñëwaat si laa ñëw bon pourquoi pas ma jël Ziza mais Ziza bi nu mu ñëwee parce que dama dugg sama compte WhatsApp sélectionné ay quelques fillettes envoyé leen sama tur quoi ne Aziz parce que dama bëgg a créer niw neem boo xam ne nii man lay doon quoi léegi ma leen yéen xool leen si Aziz yi ban tur ngeen si mën a génnee ma koy saluer au passage Aïda sama benn doomu bàjjen moo ma génneel Ziza bi ak Fifita sama jigéen. sa jigéen alors mbokki internet yi comme dégg ngeen ki nga xam ne moom la ñu dalal tey suñu plateau di émission découverte tey nag comme nu mu ko waxee sànq rek da alors Ziza est-ce que mun nañ xam ban année si nga dugg ci game bi ci wàllum hip hop bi ban année nga ci dugg. loolu game buñ ci dalee nekk yàgg na nag mais biñ ko officialisé c'était en 2016. en 2016 lañ ko officialisé mën na sama benn meen di doole nekkoon ci benn chambre nii après si la beneen meen bi ñëw ba di Nigazo à la fin ñu amaat benn gaayan boo xam ne dafa nekkoon ci benn crew tur bi laay fogeet nii mais mu ngi sama bopp nii. à l'époque ñoom ñetti booy la woon tamit am na beneen booy bu fi nekkoon tamit ñu koy woowee Canabasse ci la bokkoon xam nga ak beneen booy bu njool bu fa nekkoon aussi beneen booy bi xam nga booy mu nekk booy boo xam ne booy am talent xam bu yéegee day représenter gars yi ñu ne pourquoi pas ñu xëcc booy bi quoi pour mu ñëw rejoindre gi après si lañ ko contacter mu ñëw ñu toog suñu salle bi ñu waxtaan xam nga am benn kii nii benn protocole d'accord après xam nga foofu la turu Bessi Fula bi jógee ko xam nga. ñu xësal ko mu nekk Better Life moom meen gars yi xam nañ ko. muy tàngal quoi est-ce que it mën nañ xam bi nga duggee ci hip hop bi ba léegi est-ce que mën nga ñu wax ñaata single nga jot a génnee est-ce que commencé nga tam ay projet clip wala du genre. non pas man mais crew bi parce que nee naa la si crew lañ nekkoon parce que moom bon defuma carrière solo te mosuma def carrière solo bi ma débuté ba léegi si crew laa nekk. mais bu fekkoon crew bi auparavant amutoon neem sax mais si crew laa nekkoon parce que ñu ma àndaloon di doon game
ñun ñetti personnes la woon que ça veut dire amuñu ñoon trou mais ku ci nekk Canabasse nga tuddoon affaire bu con mais parce que ñun ñëpp Canabasse moo nekkoon suñu idole à chaque fois dama koy préciser parce que moo tax ma dugg si game bi mais comme ni ma la ko expliqué rek bañ demee ba si jamono Best Flow si lañ créé team boobu Best Flow xam nga li sang yu jotu génn yëpp sang collectif la comprendre ku ne da nga toog génne xam nga couple refrain yi ñu xool naka lañ koy kii ñu dem Kaolack xam nga prise ci son yi génn yëpp ak kii la quoi collectif la. mais yow def go sa benn single boo xamante ni yow yaa jël sa propre idée génnee single bi pour nga bégal ko maanaam fans yi ak ñi nga xam ne ñu ngi dégg Ziza ñu la mës a gis wala ñu la mës a dégg bëgg ñu dégg la. waaw am na mais benn sound love la quoi. ma si saluer au passage aussi di ko rendre hommage King Philip man ak moom ñoo bokkoon sound bi yàlla def na lu gën quoi yàlla def na lu gën di ko ñaanal yàlla suuf oyof si kawam mu ngi dëkk fii ba Kaolack man ak moom ñoo bokkoon sound bi quoi ñu woy si benn sound love et puis mu nekk sound boo xam ne ba léegi ni foo ko teg rek gars yi dañuy xam ne ni lii job la quoi parce que ça parle du tout et du tout waaw bàyyul dara. alors merci beaucoup mbokki internet yi dégg ngeen ki nga xam ne moom moo nekk sunu ndaanaan bu ñu dalal tey ci seen émission découverte tey nag ñëw macha allah nga accueillir ñu tey bu ñu duggee si studio bi rek am na lu bëri loo xamante ni man sentir naa ko ñu gis nañ ne matériel yu fi nekk yëpp dañaa moderne est-ce que dafa am ñoo xamante ni dañ lay sponsoriser wala dafa am benn link bi nga am ak sa gars yi wala yow yaa tijjel sa bopp studio bi. waaw sama sponsor bu njëkk mooy sama famille quoi sama sponsor bu njëkk di nuyu au passage sama père parce que lépp loo mës a dugg suba ngoon rek jàpp na si bu si jàppul financièrement jàpp na si moralement quoi parce que bon papa la boo xam ne nii mosul bàyyi doom muy tumuraake ci lenn quoi ah nu métti dina la oo teg la si yoon ne la nii ak nii nga defee ba bi ngay gisee preuve contraire mu ne la lii ak lii laa doon wax waaw au début métti woon na lool ñu koy xësal xam nga di taaba xam nga fu ñu xalaatee rek fu ñu xalaat que bu ñu fa demee dañu fa ma benn dërëm boo xam ne dinañ ko si ñëw def ñu dem uti ji ko parce que yàgg nañ ko sabab parce que ñun xëyun tey am lii xam nga yàgg nañ ko xësal et puis à chaque fois temps yi ba ñu nekk si crew bi bete laa ëpp lu mu doon waxal laa ëpp lu muy communiquer laa ne ko bàyyi man dama bëgg a teg sama yëfu bopp teg studio boo xam ne ni day nekk fii KM non seulement fii boo bëggee record il faut nga def 33 kilomètres dem ba Kaolack comprendre nga te puis boo demee Kaolack li nga bëgg sax doo ko am des fois comprendre nga da ngay dem parax àgg sonn comprendre ni nga war a priser nekk en l'aise doo ko def comprendre nga da ngay obligé def li ngay def ñëw ñu envoyé ce son des fois dañ koy mixé des fois duñ ko mixé des fois duñ ko dugalee noonu lañ koy génne rek jox la ko affaire bi métti ñu ne bon pourquoi pas yombul nag parce que bon loo xam ne yow yaay demee sa propre moyen parce que instant musique bi nii dafa nekk musique boo xam ne gars dañ ko xaw banaliser quoi moo tax doo mën a dem si yenn gars yi comprendre di leen ne da nga bëgg a tijji benn affaire nañ si ñëw jàpp comprendre nga parce que koo dem toog di wax ak moom rek day foog ni comprendre nga da nga ko bëgg a dóor wala xam nga mooy loolu quoi wala bu si dugalee xaalisam da koy yàq alors que demeewul noonu ni ku si nekk sa passion nga am ak sa vision sa bëgg-bëgg comprendre nga te musique bi gars dañ koy xoolee bët boo xam ne nii nekkul foofu quoi. te saa ni jeunes yu bëri fii nii boo xoolee seen kóol musique a ngi fa même pas sax musique mu seen kóol kon nag xam nga jaruñu koy banaliser te boo xoolee aussi dëkk bi ni muy doxee situation dëkk bi. li nga xam ne mooy musique bi ñuy def am na si part de responsabilité parce que lu bëri instant ni musique bi moo tax nit ñi dégg ko nit ñi xam ko waaw. ok noonu la fa demee kon mbokki internet yi ba léegi rek ñu ngi ak sunu ndaanaan kooku mooy Ziz bi nga tijjee sa entreprise bi maanaam si studio bi est-ce que gars yi reconnaître nañ studio bi est-ce que am na ay MC yu ñëw pour def record. oui am na MC yu ñëw. te am na ñu bëri ñi nga xam ne am nañu si li nga xam ne mooy satisfaction te puis loolu lañ ci bëgg xam nga yàlla bu ñu sàkk sax mënul boole à tout moment à même heure di xam nga béggaloon doon ñëpp mënul nekk bi ñuy di ree ñee ngi jooy noonu la demee parce que mën nga defal li mu cool nga dem kay mu ne la mooy loo fii la si boppam forever ainsi va la vie après bon l'essentiel daal ñun lu suñ devoir dinañ ko def ku ñëw dinañ la accueillir à main ouverte comprendre nga loo bëgg sa projet ñu taxawale si defal ko ba mu cool comprendre nit na mooy fil parce que musique fil la
li nga feel ngay def nit mën na laa defa dara nga feeloo ko nga dem bon après mën nga dem feneen quoi mais ñun baa ñu ngi fii ku ñëw xam nga personnel baa ngi fii ku nekk ak lu mu gérer boo ñëwee dinañ la accueillir xam nga mettre la dans les bonnes conditions ñu ne lii ak lii nii lii ak lii la ñuy doxee bu fekkee mën nga doxee ak noonu on passe bu dee mën a doxee ak loolu nag baax c'est pas la fin du monde. c'est pas la fin du monde alors mbokki internet yi ba léegi rek ñu ngi ak Ziza Ziza est-ce que mun nga ñu may sa benn son bi nga xamante ni mbokki internet yi buñ ko seetaanee dinañ daal di kontaan am mbégte sawar. bon loolu dinaa si sawar parce que en ce moment nii maa ngi si projet depuis projet bi bientôt incha allah dina génn parce que ñu ngi si dernier réglage yi. xam naa incha allah du yàgg dara dinañ communiquer date bu mu war a génn buñ ci parce que maa ngi ci liggéey ak sama staff sama technique parce que studio bi dafa am ay branche ku ci nekk ak li ngay yëngu quoi. ay ca kon mbokk internet ñu déglu ko. Hey baby, it's me. I was just calling to chat with you a little bit while you're on your break, but I miss you a lot and I miss hearing your voice. Your voice always sends me. Give your love, hey. I'm gonna give you better loving. I know you want me to love me. Ask me what I'm gonna be. Give your love, hey. I'm gonna give you better loving. I know you want me to love me. I'm gonna give you better loving. Ma demee ba léegi xel ñu ngi ci yow baby ma dem ma xool sa jamono lay gis yaay sama saytaane li nga war a tax ma jom mi xam nga lay noppi. Alors merci beaucoup. Wame Ziz lu ma dégg neex na mais damay dégg waa Kër Madiabel ñu ne mënoo rap. waaw. non gars yi ñoo ko wax man waxuma ko de dañ ne Ziz mënul rap. xam nga am na loo xam ne nii bon du ma si xóotal ko wax. parce que gars yi bu fekkee Ziz mënul rap xam nañ bu dee Ziz mënul rap xam nañ parce que am na loo xam ne nii fii bàyyi Kër Madiabel fii def naa fi loo xam ne nii. du ma ne def naa mais def nañ fi loo xam ne ni bàyyi ba léegi nii kenn defagul ko. mais Ziz lan moo waraloon pause bi yàgg bi. xaar bu yàgg bi. pare gu ma si question boobu. def nañ fi loo xam ne ba léegi gars yi defaguñ ko grand yi fi nekkoon di rap amul kenn koo xam ne ni ba mu dalee rap ba léegi def na ko fi. xam nga wax bu ñëwee dañuy wax quoi. comprendre nga du question de tagg sa bopp mais ñoo ko fi def te ba léegi ne amul kenn ku ko ñëw teggi teg fële. rabu Kër Madiabel ñun ñoo ko révolutionné. ñoo ko génnee dëkk bi yóbbu ko feneen loolu moo lu nekk. best flow ñoom loolu moo lu nekk ak booy fi nekk fi ëpp doole fii ñoo ñu bëri fii ne ñoo la njëkk a jox micro ne yéegal fii booy bu ñu ñemee jëm song cinéma di def passe rappeurs yi yu nekk si dëkk bi best flow tax. parce que ñun dañoo ñëw changer système game bu fi nekkoon à l'époque grand ñoo fi nekkoon ku si génnee son pare nga ci xam nga buzz bi toppale nii nga commencé gaabaka amul kenn koo xam ne def na fi carrière yaa na pas amul best flow moo ñëw teg projet comprendre nga song cinéma def entrée si je me rappelle très bien waa LCF ñoo fi nekkoon jëloon lendemain Tabaski waa LCF ñoo fi nekkoon jël lendemain après si lay ñëw ñu ne pourquoi pas ñu jël lendemain Tabaski parce que ñoom si je me trompe pas xëy Ali Mbaye la ñoo ko defee xaw ma je ne sais pas ñu jël cinéma après ñoom yàlla di def xam nga culture la mais affaire yi bokkul quoi comprendre nga ñu dem ba maintenir li nga xam mooy lendemain Tabaski mu nekk suñu date mais nag cat mu ñu si toppoon quoi. cat mu ñu si toppoon chaque fois heure bu ñu ko jàpp yàlla ji toog ba gars yi ñu tooñ waa Best Flow est-ce que ñu dem sango ji géej. mais li ma si gënoon a marqué mooy am na Tabaski boo xam ne nii dañoo jàppoo ñaari date Kër Madiabel ak Ndiawara. léegi première date bu ñu julee ba si 3e jour bi fii dafa tawoon quoi ñu annulé affaire yi. si lendemain bi la ñu waroon dem Ndiawara ñu dem tëgg Ndiawara ba pare yàlla def waa Ndiawara yëpp génn présent xam nga ñu show affaire yi si lendemain bi ñu ñëwaat Kër Madiabel tegaal ko gars yi ñëw mu fees dell. mais yàlla dafa def tamit yàlla dafa tawaat. mu tawaat comprendre nga. te puis bon loolu yëpp succès la boo xam ne ñun on est fier de ça quoi parce que lu xam ne mosu fi am ñu mu ñëw ñun ñu def ko. comprendre grand yi fi nekkoon di rap des années mënuñ ko def comprendre nga.
ñun ñu ñëw def ko en tant que des boys yi nga xam ne ni xam nga ñoom bu ñuy rab ñun mooy loolu xalaatuñ ñun dañuy dugg si game bi. comprendre nga yàlla di def ñu dem di def ñu xam ne ñu instant entrée yi doy na. ñu ne pourquoi pas duñ def plein air. comprendre ba léegi tout ça dañ koy defee avec ñun suñu moyens nos propres moyens ak ñi nga xam ne ce sont des bonnes volontaires yu nekk si dëkk bi ñoo di si jàpp. comprendre nga ñu teg fi podium boo xam ne ba léegi kenn tegagul ko fi amagu ko fi teg son et lumière lañ fi indi fay si xaalis bi wax tàll ba léegi am ban rapport moo ko fi def y'en a pas xam nga wax ji bëri na. wax ji bëri na mais gars yi bu ñu wéetee ku ci nekk xam ne kan mooy see. xam nga kële man. exactement te wolof dafa xam nga man instant yii dama nekk du ci game boo xam ne nii man Kramo Dia amatu dara lu may prouver quoi. non musique bi. amatuma dara lu may prouver fi kaayam boobu. booy fi ñëw bu fekkee bon li nga teg kaarul bàyyi dañ lay kii quoi dañ lay supprimer. waaw parce que donc jabel bu njëkk bi ak jabel bi léegi ça fait deux quoi parce que nit doo yor xam nga investi matériel bu ñëw bu toll nii ngay génne saan yoo xam ne mooy loolu du ma ko def diir am naa ay recrutés yi nga xam ne nii ñu ngi fi ay boy yi tàng la Big Azo Paco récemment génn nañ benn saan boo xam ne nii man Corbeil laa ko tuddee bi freestyle boo xam ne ni moo gën a bon seen projet. mais attention Ziz parce que ñi nga xam ne dañuy dund rap dëgg ñuy dund rap dëgg ñu xam rap Galsen booy nee na ñooñ tànguñ Ziz loolu moom je ne suis pas d'accord. booy da nga may étonné sax. non li nga ma wax instant yii man lu ma lay tontu sax laa xam ne gars yi yow dafa ndànk rek déjà damay lancer benn défi nii benn défi laay lancer booy bu si wóolu boppam man maa jël charge bi Big Azo ak Paco. ak yeneen élément ñu bëgg ñu tëgg saay fa bi man nag du ma juger dama ci neutre ñu jox ñoom ku lay neex ñuy juger ñu daje. Ziz ci télévision ngay waxee Ziz est-ce que pare nga pour teg cachet boobu noonu bu fekkee pare nga waxal ak gars yi sa booy ñu ñëw man ma géewal leen. maa ngi nii pare na wax jigéen mooy instant nii man pare na bu yàgg. kon yow maanaam samp nga sa ndënd. si parce que instant ni bàyyi man dootuma génnati benn sound boo xam ne mooy loolu mooy fi booy bi fi ñëw et puis jaaroo tegoo si yoon bi noonu dama lay banaliser nga dem mais tijji naa sama porte yëpp nag comprendre nga tijji naa porte yëpp booy bu am talent boo ñëwee comprendre nga ma xam ne yow talent mu ngi ci yow dinaa la prise mais ku fi ñëw waxoo fi lu nit xam bon dama lay kii nga dem parce que instant ni bàyyi mooy loolu niveau yi nekkatul foofu quoi. c'est sama bët mu ngi feneen. comprendre projet bi war a génn après si lay lépp di leer mais pas KM quoi. parce que li fi waroon def nañ ko ba pare. mais Ziz lan moo waral pause bi yàgg bi lan moo ko waral. booy pause bi du dara parce que bon ku ne da nga xam ne nii xam nga du yow kese quoi yow ak nit ñi na ko composé des fois crew dana dem foo xam ne tey suñ crew bi dafa nekkoon crew boo xam ne ñëpp ay élèves lañu. comprendre nga jàng bi moo ñu di dem ku ci nekk xam nga da ngay gën a occupé si sa kii si sa côté. comprendre nga Better Life instant yii étudiant la. nekkatul KM Omaro léegi businessman la mu ngi kaarang foofu la yore place Ziza léegi bàyyi jàngatuma mais bon maa ngi si business bi te ñun ñëpp bokkuñ fi nga xam ne foofu lañ nekk bon loolu moo indoon tardement li nga xam ne ni ñëpp def pause parce que xamatuñ li ñu waroon def comprendre amoon nañ projet mais projet mënuñ ko def parce que kenn nekku fi comprendre nga loolu moo waroon best flow pause bon après si le Ziz ne génn pourquoi pas ma def man sama carrière solo comprendre nga avant ça am na xam nga fi ma njëkkoon jaar am ñu ma woon pour ñu liggéeyoon door man ak ñoom c'est pas marché après bon. est-ce que mën nga ñu wax ñooñ c'est pas marché bi lu waral lool ak ñan ñoo la xëccoon pour ngeen travailler ensemble. non kenn xëccul ma maa dem envers ñoom ne leen man dama bëgg ngeen ñëw ñu liggéey. léegi turu team boobu laa bëgg nga wax ma wala dafa am looy tiit wala dafa am looy xof Ziz. non même pas team non yàlla tiit fa non c'est juste man comprendre man maa ne ni koo xam ne ni man mooy loolu lu ma fii la def nit damay dem si yow ma ne la diw dama man ak lii laa bëgg a def ak yow comprendre nga ma dem ma ne si diw ma ne ko yow lii ak lii laa bëgg a def ak yow te lii laa bëgg nga doon sama si man comprendre nga ñu dem ñu xool teg premier projet bi single bi ñu ngi ko defoon fee Oasis comme genre kii sorte conférence de presse comprendre nga affaire bi réussi ba léegi à chaque fois si innovation yu may wax ba léegi ni bon booy moo ko fi def xam nga
gars yi booy mooy loolu quoi nañ passé question boobu parce que ay détails la. ay détails la mbokk internet yi yaakaar naa ne émission bi neex na. am na gars yi lu ñu xaar ci yow concert yaa ngi fii clip yaa ngi fii son yaa ngi fii. gars yi dinañ doyal parce que nee naa maa ngi si projet très bientôt ça va sortir yàggutul dara te projet boobu bu génne incha allah dinañ gis beneen Ziz boo xam ne nii bokkutoon ay Ziz bi fi nekkoon. comprendre nga sound yaa ngi fii projet yaa ngi fii projet vidéo yaa ngi fii lépp a ngi fii parce que ñun dañuy job rek ay xale lañ te puis musique bi yaatu na ku ci nekk loo fil ngay def man Ziz lu ma fil laay def comprendre te lancé wu ma nekk nii bàyyi gisuma dara lu mu ci génne quoi j'en suis fier et puis mooy loolu quoi lu des moom si loxo yàlla la nekk mais projet baa ngi ñëw concert yi gars yi dinañ doyal mais si ma ñëwee ñoo xam ne ni bàyyi mooy loolu ndaanaan ñëw na delloo bu mu ci booy ba rek. comme nu koy xale yi di waxee alkaati du bàyyi dóor ah est-ce que tamit maanaam ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk autorité yi est-ce que tam yaa ngi la ñuy dem di leen seeti di leen tàllal loxo wala pour nga bëgg ñoom ñu jàppale la ci milieu bi nga nekk ak ci li ngay dund. bon autorité bon mën naa ne instant yii nii non doo ma ci benn autorité te gëw ma dem ci benn autorité quoi. non parce que loolu dafay indi yeblu quoi ci benn côté. defoon naa ko nag à l'époque ci Best Flow mais bu ma ko defee ba pare am naa ci regret bu mag quoi. am naa ci regret bu mag a mag ba léegi nii jusqu'à après moom laay regretter parce que politiciens yi bon. bëgguma si sori mais bon ma du ma dem si benn politicien ne ko defal ma lii wala defal ma laa parce que man dama ne jeune boo xam ne dama gëm sama bopp quoi ñoom ñoo may fekk si lu ma nekk mais pas ma dem fekk si leen si ñu nekk après pour xëcc la ñu jàppale ma ci lu ma nekk non non. mbokk internet ci KM Vision daa mel ni nag ñu ngi ci cëppaandaw gi lu neex lu ne tey des si xol Ziza sa kàddu yu mujj ñan ngay remercier. bon avant tout d'abord damay remercier ñi nga xam ne nii depuis le début ñu ngi fi woon. ba ñuy soog a door ñu nekk ay nit yoo xam ne nii xam nga dañoo yàgg sonn pour Best Flow yàgg sonn ngir ñun comprendre nga su ma limee du ma juum dama dul matal comprendre nga mais njëkkee ko ci ki nga xam ne ni mooy Yoro Ba nekkoon suñ mélangère Best Flow yàgg sonn ci ñun lépp luñ joxoñ ci ne suñ ko waxee Yoro li lañ bëgg da siy dem ba jeex énergie am yëpp des fois mu bàyyi liggéeyam ñëw ne li ak li ngeen war a def. comprendre nga su ma jógee foofu noonu damay dem ba léegi damay dem fële damay rester mbayat parce que ñun tànqal nañ leen sonal nañ leen ci répétition yi. comprendre nga heure bu ñu xewlee ñu bàyyi seen lépp ñëw jógee ko foofu noonu dem ko ñoom Ali Mbaye papa Ali Mbaye xam nga fekk fa Aliou Mbaye ay ñeex kooku moom mooy loolu mention spéciale parce que ñeex moom bon. organisation bi xam nga moo loon reste affaire yi sonn ci gang gi foofu la ñoom toog quoi mën naa ne parce que ñoom doole Pa Moussa ñoom Jibi Sow comprendre nga ñoom Baye Thiam booga su ma limee xam nga du ma jummee dama du matal mais booy yëpp staff Best Flow bi yëpp comprendre nga ñëpp la doon sonn mais ba si jigéen ñi ñoom aada comprendre nga ak doomam yi ñëpp daal chapeau à eux baay parce que ñoom la quoi bu nekkutoon ñoom la mbaay dina ñaaw ñoom ñoo comme olof Ndiaye li mu koy waxee fecc li bu neexee ndey ji ñoo jàpp si mbagga parce que ñoom affaire yi ñoom la quoi ñoom ñooy si ndey yi. ñoom ñooy suñu ndey alors mbokki internet yi ba léegi rek yéen a ngi seen émission découverte Ziza tey ku bëgg a ñëw Jabel Musique naka ngay def ba ñëw fii ak yan contact ngay contacter pour mën a ñëw fii ci Jabel Musique. mu ngi leew na si wetu église ba boo ñëwee ba kaayam foo laajte rek. fan la Jabel nekk wala fan la leew na nekk dinañ la teetal indi la fii comprendre nga coordonnées yi mooy man sama boss 77 086 74 46 booy jàmm ni ko keewaalo mu meen what's up beta 77 793 84 82 gars yi maa ngi béggee moom meen Big Azo from kër Abdou Jafe bandi assuré
Aïcha merci beaucoup internet yu KM Vision loolu ngeen doon am mooy seen émission découverte tey nag ñu daleen Coly Fadrine nga xam ne ñëpp ràññee nañ ko ci wàllum hip hop mu nekk fii ci diwaani Kër Madiabel tijji benn label bu ñu naan Jabel Musique tey nag ñu amoon mbégte ak contentement bu baax a baax doon leen ko présenté ci micro bi di Play Ngalla l'enfant chéri de Saboya ci wàllum caméra bi sama frère sama xarit Baba Ardo ñu koy remercier bu baax a baax borom KM Vision alors di leen bëgg bu baax a baax di leen jox rendez-vous à la prochaine inchallah rabi grosse bisous à tous bye bye. KM Vision, une génération d'action. Toute actualité sur KM Vision. Pour plus d'informations, appelez au 77 424 34 78 ou le 78 308 30 49.